yeewu leen bi ak droit may mun a waxtaanee différence entre affaire civile ak affaire pénale mu nekk loo xam ne ñu bëri dañ koy jaawale ba ñuy bafouer seen ay droit. effectivement ni nga ko waxee noonu la Bijou mu nekk nag loo xamante ni dafa am ay amalgame et que am na sénégalais yu bëri yoo xamante ni ils sont victimes de ça parce que duñu xam lu ci yoon wax donc le prétexte comme ni ma ko waxee mooy circulaire bi nga xamante ni chef de police nationale bi defoon na ko pour addu ñi nga xam ne mooy officier police judiciaire yi ñu bàyyi affaire civile yi nga xamante ni dañ si xoqatal nit yi. ñu dem déglu ki nga xamante ni mooy maître Arfan Bokar Ndaw indil nañu si ay leeral ñu dellu si wax si plateau bi. waaw yoo ko déggee mooy topp bi ko yoon di topp maanaam da ci xoolaale li nga xamante ne mooy infraction kon saa yoo déggee affaire pénale rek mooy ne am na infraction bi nga xamante ne am na ci mbir moom waaye affaire nag boo ko déggee mooy loo xamante ne dafa war a dem ci yoon wala mën naa dem ci yoon. su boobaa ñoo xamante ne jubluwaay bi mooy yoon mën koo àtte léegi su fekkee ne li nga xam ne day dem ci yoon ñu koy woowee une affaire dafa lalu wala mu laale ak infraction pénale mooy loo xam ne code pénal da koy tere su boobaa dañuy wax ne c'est une affaire pénale bu fekkee ne affaire civile nag mooy li nga xamante ne yoon mën na koo topp baate ko te du am lenn lu muy laale wala benn jumtukaay boo xamante ne yoon dina ko jëfandikoo buy laale ci wàllu droit pénal wala procédure pénale xamante ne jëflante diggante nit yi lay doon maanaam des particuliers nga xamante ne état bokk ci ndax bu ci état bokkee rek dañuy wutale droit public ak droit privé. benn juridiction bi la nga xamante ne tey buñ koy topp dañ koy topp ci ay niveau wala ay compétences. na tribunal d'instance am tribunal de grande instance xëy na tamit ba yeneen juridiction d'appel yi nekk fi muy ay cour d'appel ak yooyu mais boo xoolee tribunal d'instance ni muy toppee affaire civile maanaam noonu lay toppee affaire pénale kon bu fekkee ne li nga def dayo bi dafa tolloog tribunal d'instance kon tribunal instance moom moo lay attee ci maanaam li nga def ci côté droit pénal nga xamante ne tey bu ñu nee xëy na ay vol simple buñ la ci jàppee ci tribunal d'instance nañ lay yóbbu waaye tamit boo jëlee ci affaire civile lu mel ni affaire loyer ak yooyu tamit buñ la ci doon àtte tamit ci tribunal d'instance nañuy jëm c'est que même juridiction bi lay doon waaye dafay am composition wala taxawaay bi muy taxaw pour àtte li jëm ci wàllu droit pénal di àtte tamit lu jëm ci wàllu droit civil. procureur mooy ki nga xamante ne moom nañu dénk lépp li nga xamante ne ci affaire pénale la pour mu topp ko loolu la ñuy woowe action publique kon léegi moom procureur nag action boobu dafa am bu koy topp wala bu ñuy doxal li ñuy wax code de procédure pénale daa am ñenn ñoo xamante ne mën nañ wax ne ñoom ñoo koy defal lenn ci liggéey bi moom mooy enquête préliminaire ndax du procureur mooy dem di entendre nit ñi ñooñ ñi koy def nag ñaaree ñu sëpp dañuy doon ay officier de police judiciaire li tax ma wax ne léeg-léeg mooy ne am na ñeneen ñoo xamante ne jox nañ leen sañ-sañu maanaam ñuy doxal wàllu procédure maanaam bu jëm ci côté pénal te nekkul procureur nekkuñu ay officier de police judiciaire tamit ñu mel ni comme douanier yi délit douanier ak yu demee noonu nga xamante ne ñoom ñoo koy mën a constater waaye bu fekkee dañoo dellu ci li nga xamante ne mooy procédure pénale procureur dafay bàyyi officier de police judiciaire yi ñu def enquête maanaam préliminaire bi nga xamante ne ñoom lépp li nga xamante ne mooy wàllu preuve bi nga xamante ne mën na tax bu ëllëgee yoon mën naa topp ni mu la war a toppee ñoom ñoo ko war a collecté ñoom ñooy def enquête yi ñoom ñooy dem def descente sur les lieux lu mel noonu tamit xëy na bu ñu ko bëggoon yaatal mën nañ ne juge d'instruction mën na koo def mbaa mu joxee ñu def ko mais bu ñu dellu see ci wàllu surtout flagrant délit nga xamante ne moo gën a concerné nit yi enquête bi officier de police judiciaire yi ñoom ñoo koy def. même na ñu. lekk rek nga fi nekk Bijou ñu toog ñaam. ñu revenir ci différence entre droit civil affaire civile ak affaire pénale mu mel ni dañ koy jaxase Mamadou Ndiaye ñàkk ngeen kersa. jox na la rubrique bu jàmbur nag. dañ ko jaxase. non mais nii baax na ci sax parfois le fait que réalisateur bi wane ni yow saa yu élément demee rek nii nga nekkee te chaque jour tamit te baax na tamit ñuy leeral nit ñi que ni nii xam na ñu bari dañuy bu ñuy waxee rek dañ naan ñii dañuy tooñ Bijou rek dëgg la nii nga nekkee cop nga de Bijou waaw léegi nag may mën a dimbali la jàppale la waxal la voilà Pape Samba sama doomu bàjjen la ñun ñëpp doon ndekki Pape Samba ni nga mel baax yow la si taamu waaw baax na
yéen ñëpp laay filmé wane leen buñ paree mais droit civil affaire civile affaire pénale. voilà lan mooy différence bi may mën a. différence bi moom la ñu maître Alpha Bokar Ndao doon wax léegi nii ñu koy remercier déjà pour intervention en fait affaire civile ak affaire pénale dafa nekk ñaari affaire yoo xamante ni fi ñu leen di àttee bokkul mais mun na bokk nag ñu nekk ñoom ñaar ñëpp ci tribunal de grande instance lañ koy jugé ba pare yenn même juge yi mun nañu àttee li nga xamante ni moom mooy affaire civile ak affaire pénale mais par contre donc balaa ngay dem parfois da ngay gis nit mu ne la civil la wala pénal la ban moo ci gën a grave. bon genre amul ban nga ci mën a xaar ni peine bi dina rëy. pénal en fait moom nga mën a dem ba am peine de prison tëdd kaso wala yooyu mais civil aussi am na fu nu muy demee mën nga fay li nga xamante ni moom mooy dédommagement c'est-à-dire nit ki nga jox ko xaalis wala genre yooyu léegi civil aussi des fois dans son exécution mën nga dem bañ defaral la contrainte par corps c'est-à-dire nga war a jox nit ki xaalis ñu tegal la délai fayoo ko respecté woo ko contrainte par corps bi mooy dañ lay emprisonner pour nga mun a fay kooku loolu mais déjà pour revenir ci cas yi mooy bu fekkee civil la mooy ay affaires yoo xam ne entre particuliers c'est-à-dire nit ak nit su boobaa bokkul ak li nga xamante ni moom mooy affaire pénale foo ko déggee rek infraction daf fay am infraction mooy nit mu def loo xamante ni waru ko def loolu nag mun na nekk délit wala mu nekk crime nag moom mooy rey nit wala drogue wala viol mooy affaire am na yoo xam ne dañ ko criminaliser am na yoo xamante ni mooy meurtre yeeg yeneen yi donc li nga xamante ni nag moom mooy affaire civile dans la plus grande partie des cas nit mënu ci tëdd kaso c'est-à-dire dañuy dem ñu wax la ngeen xool ñu lijjanti ko te li ci gën a bëri li nga xamante ni mooy indi problème mooy nit yi amalante bor entre ñoom maintenant bor nag dafa xaw a délicat di nga gis koo xam day ameel nit bor daan ni genre affaire civile la mais suñu mënee établir que dafa am abus de confiance wala escroquerie day dem pénal parce que yow intention bi nga amoon bi ngay jël xaalisu nit ki mooy di ko escroquer ko wala nga lal ko ci loo xamante ni du dëgg c'est-à-dire li nga ko wax ba mu jox la sa xaalis ba mu jox la xaalisam ak li nga xamante ni moom nga def bokkul wala yow nga nekk nit boo xamante ni da nga abuser confiance am nga nekk personne à ascendant wala nga nekk nit boo xamante ni dafa amoon confiance yow et tout les choses faisant que moom ay en fait dafay droit moo xaw a sew ba nga xamante ni li ngay motiver ay décision wala affaire ak caractère affaire mooy indice wala élément yi ñuy am moo tax nag bu affaire amee ki nga xamante ni mooy agent de police judiciaire yi mooy policier yi wala gendarme ñoom la procureur di mandaté pour ñoom ñu établir les faits xool ay éléments ay indices pour mën a caractériser les faits maintenant ñoom suñu defee enquête bi nag dañuy am droit téye la foofu 48 heures moom la ñuy wax garde à vue boobu mun nañ ko prolonger mais suñ ko defee sur les warul dépasser li nga xamante ni moom mooy 72 heures suñ ko defee ba ñu gis nature affaire bi ñoom dañ koy jox dañuy def rapport yónnee ko procureur moom bu ko xoolee mu gis ne que lii c'est une affaire civile moom dafay demander à ce que ñu relaxer nit ki parce que c'est une affaire civile mais dafay am cas yoo xamante ni policiers yi wala agent de police judiciaire yi dañuy xam ni que c'est une affaire civile mais ñu jàpp ni que la personne elle est mal intentionnée ak ni ñuy wax ragal kaso wala ragal yenn gàcce yi wala yooyu woo nañ la police ñu xoxatal nit ki xaw ko menacer et tout wax ko ay affaire tout en sachant que ñoom waruñu ko tëj wala waruñu ko jàpp parce que comme ni ñuy wax la détention doit être exceptionnelle nit balaa nga koy tëj dafa war a nekk mu nekk ay indices concordants bien vrai que nag dans le cadre de l'enquête pour bañ biaiser les éléments de l'enquête mën nga téye nit loolu policier bi am na ko mais moom pouvoir am du passer 72 heures maintenant dina am nag ci yenn cas yoo xamante ni comme ay crime ak yooyu noonu procureur bi day ñëw te loolu la ñuy wax en droit la présence du procureur dessaisit les officiers de justice bu procureur déplacé woo rek lii di police lii di gendarmerie ñoom amatuñ fa pouvoir donc c'est lui qui décide xool est-ce que dafay def garde à vue wala dafay def li nga xamante ni mooy relax donc yooyu noonu yëpp ñuy wax dafa nekk ay cas maintenant am na cas yoo xam ne nag moom mooy flagrant délit mooy loxo ci poche genre ñu jàpp la ngay sàcc wala nga nekk ci situation yoo xamante ni y a des indices vraiment yu bëri yoo xamante ni waaw moom daal pour ñu setal la yombul boobu noonu da ngay gis mooy cas yi nga xamante ni pour ñu juger la sa dégâts en 15 jours d'habitude dañ lay juger parce que flagrant délit la bu boobaa peut-être enquête bi du gën a prononcé parce que y a beaucoup d'indices yoo xamante ni daf lay désigner wala daf lay tuumaal maintenant daal de façon très ramassée lu ñu ci mën a wax mooy boobu pénal la bu infraction amee mooy nga def loo xamante ni yoon da koy bañ rek dugg nga pénal léegi infraction bi nag mën na nekk mineur mën na nekk crime mën na nekk leneen ak leneen léegi nag bu fekkee civil moom mooy ñaari nit
c'est-à-dire man ak yow ñu am problème loolu d'office civil la léegi nag voilà léegi nag bu fekkee ni que ci biir civil bi mun na dem ba bu am caractère pénal c'est-à-dire nga lebal ma voilà ñu abalante maintenant fayoo ko yëf yi dem ba ci xaalis bi bari dem ba ci waaw yëf yi dem mais mun comme li mu expliqué mooy mën na la dem ba nga xamante ne lay defal contrainte par corps yow mën nañ la tëj waaw non non jox exemple bu ko natt ci moom donc je veux dire même tëj boobu noonu c'est vraiment en fin de procédure c'est-à-dire ñu dañ lay jox ay kii en parce fait que je pense que su fekk dafa bëri ay ruq yu sew ak ay koñ-koñaat yoo xamante ne loolu moo waral souvent booy dem nga am avocat ndax pour nga comprendre que yow bu fekkee jànguloo ko doo avocat c'est très difficile même bu fekkee am na béyaabaa boo xamante ne war nga ko xam pour la vie de tous les jours waaw mais comme on dit l'intention vaut l'action te enquêteurs yi ñoom loolu mooy seen liggéey tey boo jëlee boru xaalisu jàmbur vraiment su fekkee ndogal daf la ci dal wala que bi nga koy jël amoon nga de bonnes intentions ndogal fekk la ci yooyu c'est très difficile ñu tëj la parce que peut-être ñoom bu ñu waxee ak yow aussi c'est des gens yoo xam ne xam nañ personnalité bi jàng nañ psychologique dinañ ut ay indices pour wax ni que kii lii nii affaire civile la parce que amul woon intention escroquerie amul avis de confiance amul lii mais loolu yëpp aussi ay preuve da koy lal surtout nit yi bu ñuy joxe xaalis muy natt muy leneen nañu tàmm di jël di bind te booy bind aussi nga bind lu tax nga jox ko pourquoi ak quel délai parce que quand on n'arrive pas aussi à établir les faits bu boobaa pour nga mën a wax ni que maa jox diw sama xaalis sa amoo ci preuve mais ba pare bu ko neexee sax nga ñëw ne maa ko jox mu ñëw na joxoo ma ko ak objet bi sax des fois mun na la defaral décharge mais du wax lu tax nga jox ko léegi yow tey bu nit bu toogee mu ni daf ma ko jox parce que dama ko ameloon bor mu fay ma looy wax donc booy bind décharge da ngay wax objet lu tax nga jox ko xaalis da ngay gis ni que même transfert d'argent yi sax booy yónnee xaalis dañuy jox motif genre kii c'est pour prévoir des situations comme ça parce que des fois dina am situation yoo xamante ni yow mun nga am code yi nga xam ne jox nga nit xaalis mais amoo motif bi comprendre nga léegi nag am na ñu si bëri bu dee bandi danaan daf ma fay maintenant am na ñoo xamante ni nag bu fekkee tey nit ki échanger ngeen ay texto nga relancer ko fay ma sama xaalis yooyu huissier da koy constater su ko constater ak numéro téléphone am ak sa numéro dina xam ni fii det am na fi donc dafa am ay éléments de preuve yu bëri yoo xamante ni mun nañ ko loolu nag mooy objet enquête bi léegi des fois nag il peut s'avérer que au bout des 72 heures enquête bi waneegul et que ñu am ay zone d'ombre yu bëri mun nañ tëj nit ki bu boobaa day nekk li nga xamante ni dañ koy tëj kaso mais day nekk détention provisoire kenn jugé gu la après nag bu si le dossier bi dugg instruction bu passé 72 heures ba juge bi yow dugal kaso day nekk instruction c'est-à-dire que le juge voilà day nekk beneen partie d'habitude du excéder 6 mois le juge a encore besoin de temps pour établir yu yàgg parce que Sénégal mais loolu dindi wuñ ko oui ñu ngi ciy liggéey quand même ñu ngi ciy liggéey bu baax mais xam nga Sénégal dafa nekk un an ou je sais plus dafa mais bon xam nga normalement détention provisoire 6 mois la war a yem au plus grand ça maximum. dépend des affaires tey bu fekkee infraction la bokk la bu fekkee crime la non man waa crime waxuma ak ñoom dara bokkum neewuma ba tey ci kaaw crime drogue crime la viol crime la waaw viol moom criminalisé nañ ko ñooñu neewuma ci ñoom dara waxuma ci ñoom ba tey de man maa ngi ci yi nga xamante ne mën a gum nañ koo gérer nànk waxuma ay waxi drogue waxi rey nit crime yaa ngi may toll ñoom dara parce que parfois da ngay gis koo xamante ne li mu def franchement su la ko nettalee tu te dis kii lii mu def nii jarul woon ñu koy téye ci kaso bi téye bu yàgg bi et souvent da ngay gis ne day mel ni dañ leen fa fàtte sax ay 1 an 2 ans 3 ans voilà bu ñu paree bu ñu leen jugé dañ leen di relaxer parce que tëdd nañ li ñu waroon tëdd ba pare bon dans certains pays xaw ma ndax Sénégal ñi ngi koy def boo tëddee yenn peine yi te fekk yow waruloo ko woon tëdd li nga fa tëdd dañ la koy fay xaw ma ndax ñi ngi ko fiy def wala déet mais je sais que daw procédure bi dafay yàgg que finalement da ngay mujj bàyyi kenn mënul loolu da nga naan boo génnee rek sant yàlla loolu la xam ñun ñëpp xam ne ni ñuy dundee da nga naan génn nga ci rek ba pare en fait justice ni mu laloo tant que le juge dafa am ay zone de doute moom am na droit téye la en kaso si kaso bi parce que dañuy jàpp ni ñu téye la ba manifestation vérité bi am moo gën ñu bàyyi la nga dem defi ci leneen parce que tey mën nañ leen bàyyi parce que seen bàyyi wóor na leen ni dawuñu mu yàquñu ya mënul no si ñoom dañ koy xam mënuñu yàq dara loolu moo tax liberté provisoire d'ailleurs am ku nekk xam nañ ni tey kat coro mii buñ ko bàyyee day daw wala nangama mais buñ la bàyyee nga xam ne menace la
sa bakkan xaj na ki par exemple wala mën nga intime wala mën nga jaxase lépp loo xamante ne élément de preuve la ñooñu la ñuy bàyyi prison mais ñeneen ñi war nañ leen mën bàyyi c'est-à-dire Sénégal ñoo bëgg mbiiloo mballoo tëj ki nga tu vas dans les autres pays gis nga tu vas dans les autres pays règle bi mooy ñu bàyyi la exception bi mooy ñu tëj la Sénégal nag la règle c'est nga dem prison l'exception mooy ñu bàyyi la preuve prison yëpp fees na mbuuni mbaa prison comprendre voilà ñoo xamante ne bu ñu la amalee bor moom bu jigéen noo def nga tëj leen non du question tëj xam na tëj xam na tëj sax vraiment kenn bëggul tëj kenn mais damay wax rek ci affaire bi man waxuma ay affaire pénal waxuma ay crime ak yooyu je parle des choses civiles quoi dañoo mal intentionné mais y a des personnes yi nga xamante ils sont mal intentionnées yooyu nag boobaa nag ñooñu il faut parfois nga xaw la du kese may xëbal leen ñu fay bor yi ñu fay bor yi mais c'est ce qu'on appelle les récidivistes tey bu am na ñoo xamante ni pour les mêmes cas soo ko defee defaat ko moo tax lay tëj question boobu c'est tellement important muy tribunal muy boo demee police dañ la fi ñoo xam ndax mës nga ñëw la question boobu c'est tellement important et crucial bu ñu la ñëwee ndax mës nga fi ñëw c'est important bu ñu la ko waxee fële lan moo la fi indi woon motif bi xam nañ ko sax mais dañ la koy laaj pour wax xam na yow honnête nga yow nag am nga jom wala amoo jom am nga jom amoo jom moo tax vraiment yàlla yàlla musal jaay mais bu ñu gisee ñu porte la plainte lu bari nañ xam ne yow mii mais mu ne mii jubul waaw miin nga fay li ñu mën a wax rek mooy loi ñëpp la fi nekkal il faut juste que ñu jéem ko gën a parfaire ba nga xamante ne nit du tëdd inutilement parce que c'est très très dommage nga def crime bu ndaw ñu téye la en prison pendant un long moment boo génnee pour nga reprendre sa vie c'est très dur et c'est important aussi may mun a nit yi xam seen ay droits pour mun a xàmmee ndax civil la ñuy dem wala affaire pénale la ñu am et puis ñu jéem a honnête entre ñun aussi. Voilà, pour conclure rek juste dire que peut-être il y a des réformes qui sont en cours au niveau des instances judiciaires donc ñu ngi wax ni que ñu ngi étudier le opportunité mën a am fii ay bracelet électronique parce que Covid bee ko gën a waral parce que gis nañ ni que cas de contamination yi bëri woon na fa ak longue détention préventive yi nga xamante ne ñu ngi koy xeex bu baax on espère que peut-être que réforme yooyu dina aboutir des jours. On espère. En attendant, on va parler de femmes yi nga xamante ne